dige bor la ñun ñoo leen ko waxoon ndax ku ne xam na ni juróom-benni fan ci weeru octobre incha allah di fekk ñu nekk ci talaata ci la màggal gi ba tax na kon ñu leen ko doon waxee rek dina am avant pendant ak après màggal Touba ba tax na kon télévision Futur Média groupe Futur Média de manière générale ñëw na fii ci dëkk bu sell bi installé fi ay quartier am nar a ànd ak yéen kon ci bis bi nga xamante ni ndam la ci l'islam di départ en exil fondateur mouridisme de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul ñu nekk fii kon ci résidence biñ ko tuddee di Khadim Rassoul jumaa ji nekk sunu ginnaaw ñu nar a rek ànd ak ay kilifa ci plateau bi ngir xool fan lañ toll ci waajtaay wi ba tax na kon ñu am mbégte lool nar cee ànd ak soxna di docteur Ndeye Maguette Diop moom mooy médecin chef district bu Touba ku ne xam nañ doon nekk ci benn contexte bu particulier wàllu wér-gu-yaram daana am solo bu am solo ci li nga xamante ne mooy màggal gi rawatina ci màggal ak ren gi docteur ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Chérif ñu ngi lay di fay. waaw yow takk nga sa masque dinañ ci ñëwaat incha allah ndax takk masque boobu lu am solo la ndax xalif général des mourides Sëñ Mountakha Mbacké sàkku na ci képp ku fiy ñëw nga daal di rek takk sa masque wante tamit lépp loo xamante ni kon wàllu mesure barrière la ñu daal di koy respecté sama beneen ndeyjoor aussi beneen docteur Khadim Sylla moom sociologue la bokk ci comité d'organisation bi docteur takk na masque am pour wane ni rek kon fii ñi ngi respecté lii di mesure barrière yi xam naa comme respecté na beneen ponk ci mesure barrière yi muy distanciation physique dina ko dindi incha allah su ko defee ñu mën koo identifier docteur ñu ngi lay nuyu. Serif ñi ngi lay fay bu baax a baax di nuyu waa plateau bi yëpp. su ci waatam tamit dinañ ci ànd ak Serigne Fallou Ndiaye moom mi ngi bokk rek ci mairie bu Touba bokk ci adjoint au maire yi ku ne xam nañu Touba ni ñu ko waxee mooy ñaareelu dëkk bi gën a mag ci Sénégal di dalal xew-xew diine bi gën a mag également ci Afrique mënoon ko wax ba tax na kon ñoom it di municipalité bu Touba am na loo xamante ni war nañoo wax ci wàllu seen taxawaay wante également lépp loo xamante ne ci waajtaay la sëñ Ndiaye ñu ngi lay nuyu. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di leen gërëm di leen sant ci invitation bi di nuyu mais mbooleem képp koo xam ne yaa ngi seetaan ak foo ñu mën a seetaane di leen wax bés yéene dugg ci màggal gi ci jàmm génn ci jàmm ci barki Xaadimu Mustafaa. jërëjëf kii moom duñ leen ko présenté ci kër gi la bokk ngeen xam ko bokk ci sëriñ ñi également Pape Djibril. ko naa def fii wax naa la ñëpp ay taalibe lañ donc Chérif kontaan na trop ci bokkaat ak yow jotaay bi daaw ñaanoon nañ suñu borom fekkee lewaat ñu ren fekkewaat nañ ko donc li njëkk mooy sant bu baax suñu borom subhaanahu wa taala ci fekke gi ñu ko fekkewaat ba tal ko ba amaat opportunité liggéeyal Serigne Touba ci bés bi nga xamante ni waxoon na ne képp koo xamante ni mbégam sa bos la ak képp koo xamante ni tamit am nga conscience tout court ci li nga xamante ni mooy wàcce doomu aadama ci kaw suuf muy incarné vicariat boobu dundal ko bu baax bés bi bu ñëwee di nga ko ca santale suñu borom. donc di kontaan trop féliciter aussi groupe bi ci déploiement bu am solo bi nga xamante ni fekk nañ ko fi et je pense que aujourd'hui tous les segments sont bien mobilisés pour répondre encore aux attentes ci màggal gi donc nuyu kilifa yi nga xamante ni moom lañ fi bokkal ñëpp suñuy kilifa lañ. donc soxna si nekk ci wàllu médecine bi di ko encourager di ko féliciter bu baax ci taxawaay bi ak monsieur le maire ak ki nga xamante ni moom suñu kilifa la mais bokk na ci ñi nga xam dañ ñu aiguillonné. ndaxte bokk na ci ñi nga xamante dañ leen a teel a bàyyi xel muy docteur Khadim Sylla mu am taxawaay bu am solo ci wàllu xam-xam bu baax a baax yàgg ànd ak ay kilifa yu bëri. donc doon feeñal li nga xamante ni moom mooy liggéeyu Serigne Touba bi aussi bien en Afrique que dans le monde donc c'est un honneur et un privilège bokk ak moom plateau bi Chérif. dëgg la lu am solo la comme ni mu ko waxee nag contexte bi ñu amalee màggal gi dafa fekk àdduna bi am loo xamante ni xew na fii ñu koy wax coronavirus Covid 19. docteur Thiaw la ñuy tàmbalee ndax comme yow yaa jiite district sanitaire bu Touba boo ñu doon defal déjà situation épidémiologique bi fii ci dëkk bi. jërëjëf Chérif xanaa nga may ma rek man tamit ma sant yàlla. ci tawfeex bi ñu am jiite district bi ba ren màggal gi ñu war a jiite tout ce qui est organisation du dispositif sanitaire au niveau de Touba di am mbégte tamit bokk plateau bi ak sama ay kilifa muy sëñ Khadim ngeen xam ne képp kuy taalibe jàng nga si moom c'est vraiment un honneur si ñun sëñ Fallou nag moom day xaw ma nan laa ko mën a waxee moom mooy le premier avocat de la santé à Touba au niveau des collectivités locales
mooy koo xam ne ba démb rek li si yéeme mooy daf maa woo ne ma dafa am ay masques yu fi ñëw waaye balaa kenn di seddu santé seetlu il m'a envoyé 30 000 masques rien que pour ñu jàppale les accompagnants yi ñëw te war a changer masque régulièrement donc xam nga kon bu may wax si moom du ma dama ci barkeelu rek waaye mën nañ ko fi woon jël donc pour reveniraat si li ma doon wax sant ya voilà donc ñaanal sëñ Mountakha Bachir mu yàgg fi loolu te wër donc di nuyu ñëpp donc Covid bi di situation boo xam ne ñëpp xam nañ ni sur le plan mondial am na partie yoo xam ne day am deuxième vague waaye au Sénégal la tendance actuelle c'est une tendance baissière day wàññeeku te Touba mooy zone bi jëkk a am diminution des cas au Sénégal par rapport ak pic bi mu amoon avant donc ñuy sant yàlla di wane ne rek am na liggéey bu rëy buñ fi def ba yàlla dimbali ñu tey ñu am résultat yi ñu am donc actuellement booy seet tey jii si 27 septembre on n'a que 2 cas qui sont suivis à domicile benn cas bu hospitalisé au CTE muy wane ne que kon si centre de traitement yi benn cas ngeen moo fa nekk tey nii may wax ak yow donc muy wane ne que kon yaa cas yi wàññeeku na. lan moo expliquer tendance baissière boobu c'est vrai que sur le plan national concerné noonu comme fii nii nga waxee ci Touba bokkoon na ci dëkk yi nga xamante ñoo njëkk a enregistré ay cas. waa xanaa wàññeeku bi y a beaucoup de facteurs yi bari na waaye ñun bi nga xam ne moo ñu concerné mooy wax fa dëgg yàlla bi fi Covid bi ñëwee autorité administrative yi ak autorité religieuse yi dañoo lëkkaloo di liggéey bu mag sur tous les plans xalif bi jàppale waa santé appuyer leen ni mu appuyer sur le plan national ba ñuy wax 200 millions yeeg yooyu noonu la appuyer benn appui bu conséquent de district ñuy dérouler ay activités yu bari nag en termes de prévention ci fagaru bi fegu bi ci wàllu faj bi ci wàllu suivre contact yi confiner nit ñi dem nañ ba Touba amul woon hôtel waaye sëriñ bi moo joxe ndigal ba daayira Touba si kanam ñoo leen jëloon en charge lu terewul fekkoon na tamit autorité administrative yi ak préfet les services techniques action sociale tamit di jàppale malade yi ci lu bari donc pour wane ne daal dañu jàppalante woon ba xeex bi kaay di wàññeeku ba tey lii fi am ni donc amoon tamit ay intervention sur le plan communautaire ak bàjjenu gox yi OCB yi organisation communautaire de base yi ñuy def ay plaidoyer dem ci sëriñ yi intégrer leen ci activités yi au niveau même poste de santé yi da ngay gis gox boo xam ne bu nit ki bañaan pour ñu confiner ko wala yooyu dañuy dem xool kilifa gox ba mu def plaidoyer dem wax ak moom ba ñu accepter donc pour wane ne rek ne que tey jii bu ma bëggoon wax liñ fi def lépp mën na fa bañ a xaj ci plateau bi waaye rek leeral ne structure sanitaire yi nekk Touba yëpp muy centre de santé yi poste de santé yi ànd ak communautaire yi boole tey la fi gën a nekk en réalité comme ni may waxee les hôpitaux dañ ci nekkoon ci xeex bi district bi avec composante am yëpp mais engagement communautaire bi ñun en tant que structure sanitaire dañ doon def ay communication def ay formation pour susciter loolu waaye nag tawfeex bi ñu am ci Touba particulièrement mooy sëriñ bi moo joxe ndigal pour susciter engagement communautaire te ndigal boobu mu joxe ñun lu ñu def lu mu metti mënul woon jur impact bi ndigal bi am donc en réalité ñun loolu moo ñu gën a dimbali ci wàllu xeex bi. docteur Khadim Sylla yéen waa comité d'organisation bi xam naa fi nga xamante ne sa xam-xam ci la gën a màcc muy sociologie dina am solo trop ci débat bi wax na ko sànq ñoom district bi ñi ngi liggéey wante comité d'organisation bi gisoon na ni lii déjà organisé màggal ga ci contexte bi défi bu mag la moom wax na ko sëñ Mountakha bokk na ci ñi nga xamante ne bu dee riposte fii ci Sénégal ñu njëkk a dugal seen loxo ngir Sénégal de manière générale xeex jàngoro ji. léegi ci wàll woowu fan ngeen ci toll. jërëjëf Chérif ñu ngi yeesalaat suñu nuyu ak suñu siyaare ci yéen ñi fi teew yëpp di feeñal d'abord suñu mbégte ci seq ak yéen ñi ñu seqal plateau bi mu di ajaratu soxna Maguette ak Hadji Fallou waaye surtout yow ak sëñ Pape Djibi ne yàgg nañu rafetlu lool seen taxawaay ak seen liggéey
ci lépp lu soxlal askan wi mu mel ni comité d'organisation dafa am obligation ci taxawaay bu mat sëkk ndax su fekkee da ngaa am kilifa gu mel ni Cheikh Mouhamadoul Mountakha te li nga war a def lépp mu jiitu la ca wan la nan lañ koy war a defee kon bu boobaa amatoo aw lay te ku ne xam na ne moom ci mbas mi moom moo jiitu ci lépp loo xam ne lu ñu war a def wane it nuñ ko war a def ci bi mu commencé ba léegi loolu moo tax màggal gi et comité d'organisation bi xam ne li jiitu ci li mu war a def kon mooy ndigalalu sëriñ bi bi muy ubbi keroog dégg nañ li mu wax jàng na ay alxuraan buy wane ne sunu borom di ca xam le ne gannaaw boo xamee ne li yàlla moom muy li aju ci wàllu diine dañ ca war a topp ñi seen xam-xam màcc ci loolu waaye li aju ci wàllu adduna yi dañ cee war a topp ñi seen xam-xam aju ci loolu mu ne lu kon loolu ndigal la lu jiitu ndigalal doomu aadama te su fekkante ne du ndigal loolu it sax dafa am te ñii li ñuy digal lu baax lu rafet rek la lu ñuy aar lu war koo topp kon nag ci biir aar gi mooy matuwaay yi demandé na juróomi million ci ay masque jàpp nañu ne incha allahu da koy ëpp. fan ngeen toll ci collecte bi 5 millions masques yi. ah man 5 millions masques yi collecte bi fan la toll est-ce que taalibe yaa ngi indi masques yi. ñi ngi koy indi ci façon boo xam ne sax dafa jéggi dayoo ba liñ jàpp sax mooy dana ëpp li nga xam ne moom la sëriñ bi laajal muy loo xam ne nag ab soññee la sax ndax taalibe yi sax waruñoo xaar sax ñu di leen séddale ay masques yu ñuy takk bu ñu déggee rek sëñ bi jox yitte ju toll noonu fagg loola ma jël ay matuwaay yoo xam ne barab yi nga xam ne ci contrôle comité d'organisation bi la ku ñëw te indiwaale woo ay masque ñu mën a jël ay masque jox la waaye le fait que rek sëñ bi loolu mu digle moo ci jiitu def ko même lu jiitu màggal moom toujours mi ngi takk masque kon buñ dee woote xew-xew bu toll nii mu santaane ko faggu lu toll noonu kon ab joxañ la sax ci taalibe yi seen bopp ñoom kuy ñëw sax yow indaale say masque ba indaale sa addiyee ci li sëñ bi wax en tout cas mboolem barab yi nga xam ne yëpp ay mbooloo danañ fa daje dégg ngeen jumaa ji waa Muxaddamatul Xidma matuwaay yi ñu jël ci distance yi ñu soxla woo muy soriyaatoo bi ak buñ duggee ba ci biir amul toog ku dugg rek da ngay doxal sa yéene génn ak gel yeeg raxasumeeg yooyu yëpp noonu naka nooy mboolem kër yi Seexal Xadiim yi nga xam ne ay dalukaay yi gan ñi la it matuwaay yi ñu war a jël yépp ci loolu maanaam jël nañ ko ca wàllu barab yi ñuy nekk muy néeg yi ak ca fa ñuy lekk jëfandikoo yooyu yépp ci yi mënta ñàkk jël nañ ko ndaje yi nga xam ne nag wax dëgg yàlla loola doon na ca xaw a jafe yooyu yëpp gis ngeen ko muy cérémonie beeg ak jataay yi xam-xam yi nga xam ne dañ ko daan def salle bi fees dell te boo wootee ñëpp wuy si la itam am na ca loo xam ne doo ko man yooyu yëpp du ñoo mujj rek ne nañ ko doxal waaye nañ ko doxale ci ganeen anam goo xam ne dana mën a ànd ak respecté li nga xam ne moom la mbir mi laaj. maanaam bu dee cérémonie officielle bi nun koy doxale loolu dañoo wax ne ba liñ ci mujj a wax mooy du am loolu la ñu mujj a wax bu fekkee geneen coppiku amut dañoo wax ne ren cérémonie officielle bi dañ koy bàyyi du am. bu fekkee geneen coppiku amu ci loolu mooy li nga xam ne moom la ñu mujjën wax. ak conférence yi. conférence yi it noonu conférence yi xam ngeen ne dañ daan invité ay borom yi xam-xam yu jóge ci réew yi di ñëw mooy yooyu yëpp ren dañ koy doxal niñ ko daan doxale conférence bi mais dañ koy defee ci beneen anam boo xam ne du bokk ak niñ ko daan defee am na benn colloque boo xam ne danañ ko def incha allahu ci fan yi waaye à distance lañ koy def ci anam jumtukaay yu xarala yi ñi ci daan participer yëpp dañ ci participer
mais kenn ku nekk fa nga nekk la. ñu di ko jàllale nag ci site internet yëpp. genre webinaire nga def ak yooyu. ah man ay webinaire lay nekk. incha allah muy lu am solo El Hadj Fallou Ndiaye maa ngi ko doon wax sànq moom adjoint maire bu Touba la ku ne xam ku wax maire yi wax également wàllu santé parce que bokk na ci compétence transfert yi docteur am na témoignage boo xamante ni def na ko fi mairie Touba ci wàllu xeex mbas bi yéen it ban jéego ngeen ci def ngir jàppale waa kër docteur ak tamit ndigal li nga xamante ni xalif bi joxe na ko. waaw jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñu ci plateau bi ñëpp di ci jiital sëñ Xaadim di sunu mag di sunu lépp di ci teg sunu xarit sunu mbokk di docteur Ndeye Maguette Diop ñi nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp district bu Touba waaye di leen ci teg yéen ñi nga xam ne it wax dëgg yàlla gis nañ seen taxawaay ci Sénégal waaye rawatina màggalu Touba comme ni ko sëñ bi waxee na gën a daaw dégg nañ leen seetaan nañ leen na gën a ren ñu ngi ñaan ci barke Serigne Touba itam ñu teewaat ko fi na gën a déwén. waaw ci wàllu mairie bi muy commune bi ñi nga xam ne moom la jóg ci wàllu mbas mi kenn ku nekk xam na ne ba nga xamee ne yàlla dugal na ñu ne benn cas am na Touba ci la mairie Touba tàmbali woon ay jéegoom njëkk a def ay jéego yu mat sëkk muy fi nga xam ne fi la ñuy dalal malade yi ak yëpp pour recevoir leen mairie Touba daa yëkkati ci gafakaam li lu mat fukki million joxe ne nañ ci waajal malade boo xam ne war na ñëw ëllëg bi ñu demee ba ca biir ñu xool ne ay masque war na am sel war na am eau de javel war na am ak lépp luy mairie bi dafa génneewaat ci gafakaam encore jëndaat loolu woo askan wi jox leen ko tàmbali nag ànd ak waa kër docteur ñi nga xam ne ñoom ñooy sunu référence ñooy sunu njiit ci lépp commencé nag di xeex bi lépp luñ ci man ñu def ko ci lépp loo xam ne nii aajo woon na ko ci nga xam ne jóge na ci district bi ñëw ci man ci ñun luñ ci man ñu def ko ci leneen loo xam ne itam jóge na ci yeneen feneen itam njëw ñu taxaw ci loolu li nga xam ne daal def nañ ko bëri na ndax dañuy jàppoon ne képp kuy xeex ñun ngay xeexle parce que comme ñun ñoo fi nekk jiite askan wi war a toppatoo askan wi di leen jàppale bu lu mel nii duggee ci jamono dugg ci dëkk bi ñun ñoo ci war a jàpp bi ñu defee loolu commandé waat nañ lu war a mat jege 3000 30 000 40 000 masques topp marché yi marché bu nekk ñu dem taxaw fa joxe ci marché yi pour que nit ñi mën ko def xeex boobu la njëkkal commencé di ko def bi nga xamee ne nag dem nañ ba sëriñ bi ci boppam moom jégal boppam it lancé waat appel que ñëpp ñu war a fas yéene jàppaat ci mbir mi ñu jógaate tamit beneen tànk bu wuute ak ba ñu jóge woon commencé waat di liggéey commandé waat 50 000 masques andi ko fii ci kër Sëñ Touba jox ko Serigne Bachir Abdou Khadir ne commune bi moo ko participé ci 5 millions masques yi sëñ bi laajoon ngir que loolu fas yéene mat. loolu nag dinaa ci taxaw benn seetlu tuuti. wax nga laaj nga ko sëñ Xaadim léegi. jàpp naa ne masques yi moom fi ñu toll nii bëri na te it xam naa ne bu dee 5 millions lañ laajoon ëpp na ko damay wax nag njóobeen yi damay bañ a tooñ sama jigéen. waaye dama ñoo bëgg nag topp masque yi ba fàtte li indi woon màggal gi muy berne yi ndax ndëgë ni daana fekk boisson beeg ndox mi fekk Sëñ Tuubaa del waaye fii ñuy wax ak yow daanaka kenn indiwul ay masque rek la ñu indi te nag yàpp naa ne nag yeewu gémmiñ yi ba duñ lekk nag amut sëñ bi dafa waxoon nañ berne kon nag nañ fexe nag ba liñ daan indi ndox meeg boisson yeeg ñooñu dañ daan indi ñu di ko indi waaye buñ topp masque yi rek ndax itam aw tàngoor la ñu nekk tàngaay bi ñu nekk nit ñi war nañu naan te fii may waxee ak yow ndox ma na mu daan ñëwee société yi daan indi yëpp daanaka ku ñëw rek ay masque nga indi kon nag ñu xam ne masque yi moom fa la alhamdu bëri na lool du ma joxe ndigal nag ne doy na waaye bëri na lool kon nañ delluwaat nag ci indi li nga xam ne mooy berne yi tax bis bee jóg kon ma yoo xam ne daal ñun mairie Touba taxaw nañ ci jàppale képp koo xam ne jóg nga ngir ñëw fas yéene màggal si noo xam ne nii danañ la ko fas yéene jàppale ni ko sëriñ bi waxee. am na solo Pape Djibril ci capacité résilience xalif général des Mourides bëggoon nañ ci taxaw mu benn analyse parce que comme ni nga ko waxee dès le début déjà la jóg gis nañ ni malgré pandémie bi terewu ko woon li nga xamante ni mooy ay yitteem dem ci jumaa ji ak yooyu ak message bi nga xamante ni exemple lañ ko mën a jàppee mooy takk masque bi nga xamante ni moom moo ci jiitu chaque fois di ko wan taalibe. waaw moom avant muy takk masque sax damay wax ne. Il a compris avant tout le monde que la réponse par rapport à la pandémie était d'abord budgétaire. xam nga bi muy yëkkati 200 millions di ko joxe beaucoup se sont interrogés
mais xëy na ce que les beaucoup ne comprennent pas li nga xam ñu bëri duñ ko xam mooy ñoom réceptacle lañu ci wàllu information mais ñoom ñooy daje ak nit ñi et li ma doon wax depuis le départ kenn gënu leen a bëgg seen njaboot gi mucc kenn gënu leen ko bëgg donc mu wane ci benn taxawaay boo xamante ni ci génne alalam joxe ko dimbalee ko ji yemuñu ci mais njabootam gi nekk Dakar jamono bu nekk professeur Seydi ñoom ñoo doon togg ay xéewal di leen ko yóbbul foofu ci centre de traitement boobu je pense que donc il avait déjà wane yoon bi leneen li mooy masque bi wax nga ko dem nañ sax ba génnee slogan ñu ne léegi roy sa sëriñ roy kilifa gi ci takk masque yi donc mu nekk beneen buntu boo xamante ni buntu bu gën a jàppandi la pour li nga xamante ni xëy na doon na të autorité yi moom mu mën a leen a dimbali ba nga xamante ni loolu dinañ ko ci mën a def donc jamono bu nekk bi pandémie bi tàmbalee ba tey lépp lu mu ci war a def na ko et li mu doon def comprendre gi mu comprendre na njabootam ci réew mi yëpp la nekk waaye ci àdduna bi yëpp la nekk mësul ko yemalee Touba donc tey jii tamit njabootam yooyu nekk ci ay barab yu fasantikoo ci biir réew mi ñoom ñooy jógee seen dëkkaan yooyu ñëw fii nga xamante ni moom mooy Touba comportement bi nga xamante ni moo ngi leen ko doon sant nag depuis le départ par rapport à cette pandémie là boobu la leen gën a ñaax tamit boo xamante ni ñëw nañ daal di koy jàppale ci bés bi nga xamante ni bésu cant la ndigal la loo xamante ni Serigne Touba moom moo ko joxe woon jox ko ñooñam donc depuis le début acte yi mu posé yëpp dafay aller ci tendance ci ñu am tendance baissière bi jamono bu nekk donc et je pense que ne test grandeur nature la certes ci ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo ngi fiy ñëw te kenn ku ci nekk lañ doon wax ne du jaar ci man kenn ku ci nekk war nga fexe ba du jaar ci yow waaye nag c'est vrai que le contexte il est particulier ndax Covid la waaye Covid tamit dafa am ci loo xamante ni baaxoowul ak moom c'est-à-dire que dafa am ci loo xamante ni moom soo ko ci defee rek yaa ngi dimbali Covid te fi mu ne ni ñun ñëpp li ñu war a def mooy dimbali ndigalu sëriñ bi au lieu ñuy dimbali Covid nag mooy ñu fexe ba ndox mi ñàkk loolu dimbali Covid ci la bokk ñu fexe ba masque yi am problème ci distribution bi c'est vrai que ñëw na mais bu masque yi ñëwee l'autre défi bi nga xam comité d'organisation dañ ko am de concert avec les autorités sanitaires mooy ñu fexe ba ku ci war a jot nga jot ci ñu identifier aussi ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko yittewoo parce que fu masque am ba pare nga dem di fa joxewaat masque tamit du jëriñ dara du wàññi dara donc loolu mooy beneen bi mooy ñoo ngi koy defaat aussi ci jamonoy nawet ci la màggal gi daam mën na taw à tout moment c'est un élément important qu'il faudra prendre en compte daaw man ak yow lu ne daj nañ ko ci fexe ba ndox am fi daanaka yuuxu nañ ba sonn daaw ndox bi dafa ñàkkoon ndox bu ñàkk àndul ak nga digal nit ñi pour ñu raxasu jamonoy tàngoor nga xam dañuy solliciter ndox lu bëri donc bokk na ci chantier yoo xamante ni moo ngi ñuy xaar sëriñ bi li mu war a def na ko autorités yi xëy na joxoñ nañu léegi nag problème bi mooy exécution et jamono bu nekk dañuy gis ne dañ ciy am jafe-jafe le plan de circulation des eaux mën nañ ci wax ndox bi taag yooyu ndax déjà autorité sanitaire yi gis nga ñoom dañ doon sonn déjà te Covid amul woon parce que dafa tombé ak jamonoy nawet voilà moo tax ren jàpp naa ne ci li ñu waxoon ci CRD bi mooy dañ fi installé benn hôpital militaire boo xamante ni dina accompagner dispositif classique bi nga xamante ni moom moo fi doon nekk mais encore une fois pour man dimbali ndigalu sëriñ bi mooy ñu fexe ba yooyu yëpp jàppandi pour que Covid ñu mën koo kii. docteur ci noonu sax Pape Djibril foofu mu jeexalee fi la lay interpeller maanaam naka lan mën a def pour bañ a favoriser quand même propagation virus bi étant donné que maîtriser ngeen situation bi ci loolu nag bi ma bëggee interpeller mooy respect mesures barrières yi maanaam masques yi ak yeneen parce que c'est vrai que yomboon na avant màggal même pendant le màggal ba ni muy jeexee mbooloo mi dafay gën a takku ñu ngi xaar ay millions de personnes yoo xam ne war nañ fay teew te loolu yéen waa Kër Docteur am na ay messages yoo xamante ne war ngeen koo lancer ñi nga xamante ne ñoom ñoo fiy ñëw. jërëjëf Chérif actuellement communication bu bari boo xam ne sax comité d'organisation bi ci boppam ñoo ci jiitu à travers leur cellule communication ñoo si jiitu di def ay kii si wàllu ci Sénégal bi yëpp booy set mais terewul ñun ci waa Kër Docteur li may wax ne am nañ suñu plan communication boo xam ne def nañ ko ba pare am ci loo xam ne ay émission rajo la am ci loo xam ne ay émission télé comme ni ñu prévoir ak yenn rajo yi waaye tamit am ay caravanes yu ñu war a def dugg ci gox-goxaat yi mais tamit am ay VAD li ñuy wax visite à domicile mooy dugg ci kër yi porte à porte
ak ay éléments d'hygiène ay préventionnistes ak ay relais communautaires pour di fàttali nit ñi njëriñu mesures barrières yi yooyu yëpp ay activités yu ñu prévoir la waaye tamit prévention bi di ci ëpp solo je pense que Djibril Fall wax na ko mooy ndox mi mais ak mettre à disposition équipement yi mooy masque bi gel te wax dëgg yàlla si ce plan moom ministère de la santé waajal na ci lu bari loo xam ne buñ ko boolee ak li comité bi waajal je pense que mën nañ ci am lu ñu bëgg léegi nag dispositif sanitaire bi ñëpp xam nañ ne structure Touba yëpp ciy bokk postes yi dañuy kii am na tamit ay postes médicaux avancés yi ñuy wax ren prévoir nañ daanaka téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar pour wane ne que fépp fu nit nekk bërëbu fajukaay dina ko fa fekk am ay docteurs yu fa nekk dañuy fexe ba ñu mën a faj am ay garab ak yëpp waaye nag particulièrement Covid bi booy seet organisation beneen bu bees tax la laajaat ndax rien que rek pour dépister tester nit defal ko prélèvement benn laboratoire moo fi amoon au niveau de Darou Khoudoss fi mu ne nii Institut Pasteur defaat na fi juróom benn site yoo xam ne dañ fay def ay prélèvement ci màggal gi ba pare dañu war a indi ay TDR yi mosul am Sénégal ci màggal gi lañ ko nar a tàmbalee pour que tey ji test diagnostic rapide nga xam ne tey ji PMA bu nekk Sam wala Umul Xuraa bu ñu gisee benn cas suspect ci saa si dañ koy mën a defal test diagnostic rapide bu test bi négatifé mooy ameewu ko bu test bi positifé ci saa si tamit am na beneen laboratoire PCR boo xam ne du ko sori boo xam ne fa la ñuy yóbbu prélèvement bi te am nañ ay moto yoo xam ne mettre nañ ko à disposition lim bi sax matagul ñu ngi seet nuñ ci doolewaatee ba nga xam ne en moins d'une heure de temps mën nañ tester nit ki xam ndax dafa positif wala dafa négatif après nag bu positifee ñu mën a assurer prise en charge bu dee dañ koy yóbbu ci CTE bi Touba ak Matlabul Fawzeyni am nañ CTE boo xam ne 104 lits la am de dernière génération avec 104 lits dafa ndaw. ay millions ngi nit ñoo fay non c'est-à-dire fi mu ne nii tendance baissière la ñuy am c'est sûr que mënuñu fi am pic fileeg màggal bi xanaa bu ñuy wax pic après màggal la ñuy xalaat donc c'est pour dire que rek bu ñu defee ay tests rafet nañ njort ne que quand même cas yi mën na bañ a fees foofu mais terewul CTE Diourbel am na te ñu ngi réfléchir tamit avec le ministère de la santé pour les cas asymptomatiques nan la ñuy organiser seen prise en charge. prise en charge domicile yooyu laa la bëgg a laaj comme nit ñi dañuy ñëw di dal ci kër yi est-ce que pertinent na. non moom laa wax moo tax ma ne xam nga tey jii sañ nañ wax temps ñoo nekk à domicile temps ñoo nekk CTE mais ci période màggal bi du yomb nga confiner nit loolu tax ñu ne képp cas dañ koy transférer vers le CTE. Docteur moom wax na sànq surtout Pape Djibril défi bi maanaam distribution masques yi pour bañ rassemblement yooyu yan mesure la ci comité d'organisation bi jël. waaw mais bala may ñëw foofu dafa am yóbbal boo xam ne kilifa yi dañ ma koo joxan xëy na sax moom la ñu war a tàmbalee. allez-y. parce que dañoo waxan ne war nañoo fàttali nit ñi lu mel nii bu masaa am ci jamonoy Xaadimu Rasuul. dinañ ci ñëw ak yow incha allah bokk na ci ponk yi ni waxtaan. waaw bu masaa am ci jamonoy Xaadimu Rasuul ak jim jamonoonteel yan matuwaay lañ daan jël ba ñu xam ndax lii Cheikh Mouhamadoul Mountakha def maanaa ci maanaa yittey boppam ak li jamono laaj la ko defee. wala def koo def ci topp ak roy li nga xam ne moom la ñu ko fi jiitu woon te moom Xaadimu Rasuul jiitu ca. loolu bokk na ci point yoo xam ne incha allah. incha allah d'accord incha allah. kon ñu ci defi distribution masque yi. waaw. comité d'organisation bi naka la ciy taxawee. naka la ci taxawee moo di am nañu ay mbooloo yoo xam ne yu ñu tànn yoo xam ne comme ni ma la ko waxee ànd ci ak kilifa yi surtout ci kër kilifa yi diine yi mooy bëgg nañ mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci yoon wi yëpp te mbooloo mi aju ci ñoom fépp ñu yóbbu fa ay masque sakku it ci ñoom kilifa yooyu
ñoom it comme am nañ ay mbooloo ñu fexe ba loolu ñu leen jox tas ci seen mbooloo yi bopp loolu bokk na ci jéego yi nga xam ne envisagé nañ ko ci biir liggéey boobu. teewul amaat na yeneen i mbooloo yoo xam ne yu ñu war a taxawal ngir maanaam ñuy nekk ci barab yi nga xam ne fi la mbooloo yi day daje pour képp koo xam ne gis nañu la maanaam yore woo masque ñu mën laa jox masque ci boppam. yooyu mooy matuwaay yi nga xam ne tey fépp foo xam ne daal fu mbooloo taxaw danañu def camtaayal kattan ba yabal fa ñoo xam ne tey danañ leen mën a jox ay masque su fekkee ne yoruñu ay masque ci laaj bi nag sociologue bi nga doon laa ko bëgg a laaj maanaam importance bi nga xamante ni dèjà ndigal am na ko ci yoonu murid parce que gis nañ kilifa yi nekk ci yoon wi message bi nga xamante ni ñu ngi koy lancé TFM jàllal na ko mu jàll ci média yu bëri maanaam masque yi comme ni ko Pape Djibril waxee ak slogan boo xamante ni mooy takkal sa masque ngir roy sa sëriñ loolu jàpp nga ni war na mën a wasaaroo ba taalibe yi jëfee ko. waaw alakul alin taalibe moom li ko teqalee ak kudul taalibe moo doon ndigal surtout nag ndigal loo xam ne ki la ko digal moo la ci jiitu kon dafa doy rek ci ni ma ko waxee ci commencement bi ki nga xam ne mooy kilifa gi tiim ñëpp comme ni ko Pape Djibi waxee bi yëf yi tàmbalee xam na ne bokk na ci li ñu koy xeexe ay koppar mu wane aw yoon jëkkati ab lim joxe pour bëgg ñëppit roy ko ci lool waaye côté spirituel bi muy ñaan mu digal jumaa ak jàkk yëpp la ñu war a def ci jàngi ay kaamil et def ay sarax def ay salaatu ala nabi tàllal sunu borom subhanahu sunu loxo ñaan ko muy matuwaay ci biir et barab yi bi ñu waxee ne jàkk yi jumaay Tuubaa ji rek moom la joxe woon ndigal ne mën nañ fiy julli mais lu tax dafa am personnel bu fi nekk boo xam ne bis benn bu nekk 4 heures du matin dana leen fi fekk ba 19 heures ñoom te la ñuy liggéeyee te loolu mat nañu lim bi nga xam ne fu ko aw nit nekk ba jumaa fekk leen fa mën nañoo julli mu wax ne ñooñu rek kon nañ fiy jullee ñeneen ñi ci des yépp nag bu julli jotee nañ julli et maanaam tisbaar jumaa yeneen yi ci des yëpp muy jumaay Njaaréem jumaay Daarul Muxti Masaalikul Jinaan première mosquée Mouride bi nga xam ne moo nekkan usine benn tëli jumaa Parcelles Assainies jumaa Sine Cheikh sa jumaa yi nekk Dakar yëpp te nga xam ne ci biir yoonu Mouride la yëpp mu santaane ñu tëj ko ñëw fii ci biir jumaa ji bisu àjjuma ñu andil ko beñ waar mu ak saabu mu raxasu kon moom loolee mu wane wax dëgg yàlla et képp koo xam ne ku di taalibe te nga xam ne ci ndigal ngay wéy war nga xam ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha nekkul koo xam ne day def lenn loo xam ne adduna tax mu di ko def kon lépp loo xam ne lu muy def lu may boroomam la ci jiital ak wane aw yoon kon nag nit ki mënoo koo jiital ba noppi ne moom nga yaakaar doyloo ko mu wax nga dégg mu def nga gis ngay def laneen lu wuute ak loolu kon wax dëgg yàlla ndegam ndigalal sëriñ bi jóg na rek ndigalal sëriñ bi moom moo tiim ndigalal ñëpp ndax ñëpp ci gannaaw sëriñ bi la ñu nekk même bu fekkente ne geneen kilifa adduwut it ndigalal sëriñ bi ci boppam keneen mën naa addu sëñ bi adduwut ñu ne sëñ bu mag bi addoogul waaye comme sëriñ bu mag bi moom moo njëkk a addu wax wane kon wax dëgg yàlla loola xëy na nag alxuraan daf ñoo digal waxtu wu nekk wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin fàttali moom toujours nañuy fàttali rek comme yàlla ci boppam sax mooy digle ba noppi et wëlbatiku di fàttali di rappeler parce que xam na moo bind doomu aadama xam na ne doomu aadama nekkuñu ñu yomb du jàggee ne rek da nga leen digal ñu def fokk rek ngay fàttali di fàttali moo tax yàlla wax ne bu leen découragé mukk ci di rappeler nit ñi li nga xam ne et mooy li nekk seen warugar tañ war koo def kon loola bu ko defee incha allah loolu moo waral kilifa yi ñuy xalaat ci biir sensibilisation bi ñuy ñaanaat kilifa yi ñëpp rek jàpp ci kenn ku nekk xam ne responsable gis sa njabootu bopp. dëgg la te yow mal xiyaam yow lañ koy laaj gannaaw bu sëñ bi waxee pour ñëpp it
kenn ku ci nekk nag ñi nga xam ne yaay seen kilifa te yow la ñuy déglu ndax yow la ñu dékk seen loxo yow itam nga jël say matuwaay nag yow fàttali leen sof ci ndigal li nga xam ne mooy ndigalul sëriñ bi. am na solo léegi El Hadj Fallou Ndiaye am na lu ñu wax aussi muy wàllu ndox mi gis na ne chaque fois bu màggal amee ay jafe-jafe yu am surtout daaw demoon nañ ba kilifa yi sax def constat bi yéen xëy na yéen a ngi liggéey ak waa OFOR à travers ministère bi nga xamante ne moom lañ dénk wàllu ndox mi liggéey boobu fan la toll. waaw jërëjëf ni ko sëriñ bi ni ko Pape waxee ndox moom dafa bokk ci lépp ndax bala nga am taxaara bala ngaa laab da nga am ndox ndax koy laabal kon dafa mel ne feebar bi nga xam ne tey ñëpp ñu ngi koy muslu ñàkk ndox mën na ci indi ay gàllankoor yu rëy loolu nag bi mu ko defee ci réunion yi nga xam ne def nañ ko yëpp bokk na ci lii ci ëpp solo wàllu ndox waxtaan nañ ci muy diggante maaw rahma yi nga xam ne ñoom la ko sëriñ bi dénk ak OFOR bi nga xam ne moom la ko état jox ak hydraulique ak mairie bi ci naka la ñuy fexee ba ndox mën a bañ a manqué tàmbalee ko ci xam nañ ne moom château d'eau yi nekk biir Touba yëpp su fekkoon ne fonctionné nañ ñoo war a fonctionné yaakaar naa ne ndox du manqué. ñaata lan. war nañu mat 24 wala 27 waaw su ma trompé wut war na ko mat loolu nag benn dëkk bu mas a mën a am ba pare ñu naan ndox manqué na loolu dana jaaxal ñu bëri ci ku ko dégg waaye li ci ëpp nag boo ko seetloo réseau bi moo doxul te loolu dama koy faral di wax réseau bi daanaka lépp ci ndox mi bu dee 100 mètres cubes la ñuy génnee sooy boo nga ni 60 yëpp mi ngi ci suuf si. loolu dafa bokk mais vétusté boobu maanaam màggataayu réseau bi chaque année ñu wax ko. lu tax bu ñu màggalee pare duñ ko chaque année tamit ñu ne danañ ci jóg pour toppatoo ko ren am na ñu fi ñëw di ànd ak waa Maawu di xool réseau bi di xool ñi nga xam ne di didacte affaire yi nga xam ne doxul loolu lépp Sen'Eau jàppale na ci Maawu ñu ngi ci doon dox mais li ñu ëpp solo mooy màggal gi bañ a manqué dox ñun ci wàllu mairie bi jàpp nañ ci forage yi wax nañ ne parce que toujours dafay am entre Senelec ak Maaw ak hydraulique Senelec naan coupure bu amee donte 2 minutes 3 minutes la sax baisse de tension day am parce que mbooloo mi ni muy ñëwee château d'eau yi duñ mën a duy daanaka refoulement direct lay doon loolu nag bu amee benn coupure rek dafay indi benn sooxe loolu war na moo tax itam ñun ñu jël ay groupe demandé woon na ñu def ko ci forage yi mairie bi it jàpp na waxoon nañ ne lim manqué mooy groupe yi mooy ay batterie ak gasoil bu ci dem loolu mairie bi jël na ko en charge waxoon nañ dana ko defoon na ko daaw fas yéene na koo defaat ren waaye li nga xam ne moom moo ma tax di tiit tuuti muy Pape Djibril wax ko léegi mooy ndox manqué parce que actuellement fii may waxee yow rek am na gox yoo xam ne manqué nañ ndox ca màggal gi ñëw te loolu lu ñu war a góorgóorlu ak lu ñu war a def attention parce que li ëpp ci dëkk bi fi mu toll nii gox yu bëri amuñu ndox tey ay nit dañ may interpréter di ma woo naan ma ñun ndox dafa manqué suñu gox bi dafa manqué suñu gox bi ca commencé guñ wax nañ nag ay na citerne yu war a ñëw lañ waxoon ci réunion bi mooy mu teel a ñëw parce que citerne yi it ni ñuy ñëwee su dee 100 lañ demandé wala 160 citerne ñu ñëw waaye su fekkee dañu bàyyi ba màggal gi des 3 jours ñu door a ñëw dafa am loo xam ne nii du jariñ dara ci biir dëkk bi ndax mbooloo mi dana mel noo xam ne ni tey boo affecté benn sëriñ fii ci biir plateau bi benn citerne bu jeexalee pour mu dem duy ji delsi rek daanaka journée bi yëpp dana ko def. du mën a déplacé wu loolu itam moo jaroon ñu ne waxoon ca réunion bu fekkee ne ñu ngi ñuy dégg ñu war ko mën cee jàppal mooy lan teel a indi citerne yi teel a distribuer ndox yi kër yi nga xam ne am nañu baaj Touba kër yu bëri am nañ li ñuy wax baaj muy citerne am nañ ko ñu duy ko. bu ko defee bu ñu ko teelee duy dana mën a réserver wu ba nga xam ne ndox mën naa bañ a ñàkk ci biir dëkk bi mais suñu bàyyee ba mu des ay fan citerne yu dugg si problème lay am ci xeexoon nañ ci ak ñoom ci wàllu ba waxoon nañ ne liñ jël mooy gasoil beeg citerne yëpp dañuy fexe ba yenn station yenn forage yi ñu def fa gasoil yëpp ba nga xam ne liñ daan def nga xam da ngay jóge fi demaat ba total ba di wuti ci gasoil door a retourné waat ak loolu lépp nga xam ne man maa ngi fekk daaw rappel que sëñ Aboobu sëñ Fallou citerne bi ñu ma joxoon ñaari voyage la am ci ñaari fan yi màggal parce que mënul dugaat fii xam nga sëñ Fallou te que sëñ Fallou manqué na ndox xam nga foofu bu manqué ndox nga yëlli affecté leen benn citerne bi ñaari voyage la def 2 jours yi màggal parce que mënut a génn ci fii del siwaat parce que ma ngay jëlee ci gasoil ba total loolu xeex naa ko wax naa ko ci réunion yi am yëpp ba nee nañu woon ren dañuy
seet quelques forages affecté fa yóbbu fa ay biir mais kon sëñ Ndiaye ku ne xam na ni wàllu distribution ndox moom du seen cër wax nga ko sànq waa OFOR la comme ñoom ministère bi état bi moo leen yilif mais ci wàllu seet pexe yi est-ce que yéen a ngi góorgóorlu di defi xalaat gi defi proposition yoo xam di ngeen leen ko jox. waaw moom laa moo tax may wax ci proposition yi laa rek ba ma gisee ne daaw ay jafe-jafe am na ren bi ma demee ci loolu c'est conjoncturel maanaam jamonoy màggal kese la mais loo xamante ni dafay sax dàkk régler problème bi. non sax dàkk bu dee lu dul jamonoy màggal quelque koñ la du lépp plateau bi bu dul jamonoy màggal du manqué ndox ci jamonoy màggal day manqué ndox ndax résidence bi da nga fi nekk ci day manqué ndox lu ci màggal la koy def mais bu lu màggal du manqué ndox yeneen gox-goxaan yi nga xam ne mooy li ñuy wax sancaan foofu lu ci ëpp mooy manqué ndox li ko waral itam loolu ñu ngi ci moom vraiment diñ ci am ci ñun parce que fi nga xam ne ndox àggu fa ci war koo manqué ren mairie bi def nag 24 kilomètres la jox ko maaw pour que mu yóbbu ko ci biir gox yi pour que nit ñi mën a am ndox kon mairie bi moom mi ngi def effort ci wàll woowu donte dénkuñ ko waaye moom comme budget rek chaque année dana ci wote loo xam ne dafay jëm ci ndox moo tax ren jii ñu jël 24 kilomètres jox leen ko pour que ñu tasaare ko ci biir dëkk bi ngir bañ ndox bañ a manqué loolu lépp nag pour accompagner maaw ak OFOR pour que ba tax forage yi waruñu ko mën a di équiper waaye ñu ngi ko góorgóorlu di ko équiper ngir loolu lépp bañ ndox mën a manqué ndox mi nga xam ne dafay manqué ci biir dëkk bi lu dul loolu moom coow nañ ko coowati ko wax nañ ne danañ ci taxaw membre comité d'organisation bëgg naa wax un mot bala maa jàll ci Pape Djibril parce que yéen a ngi koy yéen it chaque fois da ngeen ko wax bu ni waaw ndox moom wax dëgg yàlla ñun ñëpp moom ndax borom dëkk bi muy ñaan yi mënta ñàkk ci dëkk bi ak a fàggul lii ñaar la lëkkale muy ndox ak sécurité wa maskani sallim min al fujaari wam nun alal ahli bi ma in jaay sunu borom na ngay nu dimbule ba dëkk bi na nga fi def sécurité waaye na nga fi dox ndox moo xam ne itam day tasaaroo ci dëkk bi di circuler ba foo wëlbati ko te soxla ndox gis ko loolu nag Serigne Touba buy ñaan mooy li ko itteel bëgg muy itteel njaboot gi da koy ñaan yàlla ngir nit ñi war a bàyyi xel ci ne li ñor Serigne Touba ba mu jàkkaarloo ak boroomam di ko ñaan lu ko ñor la kon ku mbiram ñor yitteel la ku nekk war ngaa ittewoo loolu kon moo tax ndox dafa bokk ci li nga xam ne ku fi mas a nekk xalifa Xaadimu Rasuul wala nga ñëw fii bokk na ci li nga xam ne mooy nekk say priorité ci li nga xam ne moom ngay faggu wala moom ngay sàkku ci ñi nga xam ne mooy waa nguur dafa tolloog nag dëkk bi ni mu mel la comme ni ngeen ko xamee dafa yaatuwaay boo xam ne daanaka jéggi na dayoo waaw jéggi na dayoo lool ndax daanaka li fi dëkk même bu dul màggal bis bu nekk li fi ñëw dafay bari rawatina ci période màggal waaye teewul en tout cas ni ma interpellé waa mairie laa leen di interpellé yéen comité d'organisation bi ci wàllu xeltu ak ay xalaat maanaam proposition yoo xamante ngeen ko defal état bi comme solution pour problème mu ndox ñu régler ko waa waxtu bu nekk comme ni mu ko waxee rek parce que daanaka ñun ak mairie bi ñoo lëkkaloo ci loolu at mu jot danañu jël comme proposition yu mel ni yii nga xam ne moom la ñu wax surtout ci jamonoy màggal gi ndax circulation bi dafay jafe même oto yi lu ci bare bari ci li ëpp ci citerne yi ñuy indi bu màggal gi xasee commencé dutu amati njariñ parce que ku ciy dem benn voyage dutoo mën a tollanteeti loolu taxan nañu wax leen ne nañ jëlaat beneen système boo xam ne bu jamonoy màggal gi jotee duutu soxlaati oto yi xëy na ci périphérique bi la ñu nekk mais ci biir dëkk bi nañu wut comme ni ñu ko waxee ay citerne yu mag yoo xam ne dafay am capacité et mën a jox nit ñi liñ soxla woo ci ndox bu fekkee dafa manqué at mu jot wax dëgg yàlla danañu proposé loolu ñi nga xam ne mooy ñi yore wàllu ndox bi et matuwaay yi nga xam ne yëpp it danañ ko ci war a jël wax dëgg yàlla danañu ko jël mais ni muy màggal moo demee noo xam ne rek dafa kéemaane waaye wax dëgg yàlla am na solo Pape Djibril ci solution structurelle yooyu laal bëggoon laaj on annonce même le président de la République demain incha allah ci après-midi bi fii ci Touba maanaam état yi am na effort yoo xamante ñu ngi koy def jëm ci approvisionnement Touba ci wàllu ndox mais dañu gis ni comme ni nga ko waxee chaque fois dina am problème ci wàllu perturbation est-ce que pexe warul am ngir loolu ñu régler ko étant donné ko comme ni nga ko waxee deuxième agglomération Sénégal la non citerne yi moom bi ma accès rek man ci laa ko gis mais citerne mënut a régler problème
te beneen problème bi nga xamante ni wax naa ko léegi ci masque yi mooy le défi de la distribution. parce que tamit citerne yi day ñëw man xëy na dinaa def samay pexe mais am na koo xamante ni xëy na amuli pexe pour jot ci citerne yooyu su boobaa tamit dañ koy léser loolu daaw li ñuy wax ni yëpp retour sur expérience la parce que daaw dañu ko vivre ci màggal gi ñoo xamante ni dañuy ñëw wax la carrément seen problème yi nga xamante ni même citerne yi sax bu fekkoon ne ci ñoom la jëm mën nañ koo jël yóbbu ko feneen ci ñoo xamante ni xëy na ñoom seen baat moom moo gën a porté wala mën nañoo def ay pexe ba jot ci loolu tamit beneen problème la. Pour me revenir rapidement ci Covid bi avant may ñëw ci lii pour benn élément bu am solo mooy sëñ Mountakha dafa jàngale ñaari bind yu am solo. ci départ Covid bi ba tey et je pense que c'est important ci leadership de qualité bu mu wane benn leadership éclairé boo xamante ni bu ci njëkk bi mooy le principe de l'amélioration continue jamono bu nekk moo ngi xool ci évolution bi nan lay adapté woo ba gën a mën a dimbali nit ñi pour ñu am li résultat yi ñu am ni mooy la tendance baissière et je pense que loolu c'est important leneen li mooy le leader il ne laisse pas faire mais il fait faire loolu moo tax au-delà de toutes les mesures qui ont été prises mu wut ci wetam ci shadow cabinet am bu dee mën nañ ko waxee noonu un comité de vigilance de veille et d'alerte bi nga xamante ni professeur Lamine Gueye moom moo ko jiite nekk boroom xam-xam ci wàllu médecine dalal nañ ko lundi passé exactement boole ci ay boroom xam-xam yoo xamante ni kenn ku ci nekk ci branche yi gën a pointu ci wàllu médecine ci nga bokk rawatina ci li nga xamante ni ñoom ñoo ngi koy dund nga xamante ni au-delà même du Covid dafay nekk benn structure de réflexion pour gën a mën a prendre en charge li nga xamante ni moom mooy les défis sanitaires yi ñu am parce que aussi bien le Covid ni mu nekkee benn révélateur par rapport ak suñu défaillance yu ñu am mais justement màggal gi aussi dafay wane dafay révéler ay mbir yoo xamante ni war nañ ko jël en charge sax bu dul màggal gi bu ñëwee daf ñuy wan nañu am na ci yu bari yoo xamante ni ñoo ngi ko doon remettre au lendemain wala ñu parce que mënumaa comprendre màggal gu jot ñu confronté wu au même problème parce que monsieur le maire daaw xëy na keneen ku bokk ci mairie bi lañ dalaloon mais même discours la amoon donc gis nga finalement nit ñi nga xamante ni du ñu procéder par élimination par rapport ak problème yi nga xamante ni moom moo ñuy secouer je pense que loolu c'est pas seulement un mal bu ñuy fekk fii c'est presque loo xamante ni dañ koy nemmeeku fenn fu ci nekk mooy la difficulté que nous avons pour régler définitivement les problèmes et que loolu moom moo ñu fi fekk dégg nga li moo tableau bi mu dressé léegi mooy il faut que président de la République bu ñëwee suba ñu gën ko soññ mu gën a soññ jëwriñam yooyu gën a soññ seen jëwriñ yi pour ñu gën a mën a def face parce que encore une fois le contexte il est délicat mais délicat lu mu délicat responsabilité bi ñu am surtout la responsabilité elle sera individuelle balaa muy collective et responsabilité individuelle boobu président de la République lañ ci gën a njëkk a interpellé parce que encore une fois Sénégal yëpp ñoom ñoo fi daje adduna bi yëpp ñoom ñoo ngi fiy daje donc je pense que ne rigueur boobu ñu war a am pour régler les problèmes ci yu mel nii yu ponctuel mais li nga wax léegi mooy nan la ñuy def ba mu structurel ba ñu régler ko définitivement et loolu ça reste encore un très grand chantier Chérif. Docteur Ndeye Maguette Diop yow yaa chef district sanitaire bu Touba seen diggante bala maa ñëw seen diggante comité de veille bi nga xamante ni xalif général des Mourides samp na ko fi ngir jàppale leen xëy na yéen kër docteur ci xeex mbas moom ba léegi solos ndox ñi ngi koy wax parce que tamit jàngoro ji comme yéen a ñuy raxasoog buñ amul gel ñuy raxasoog saabu te na ngeen sax moom moo gën loolu ñàkk ko aussi ca jamono ji du yombal seen liggéey. jërëjëf Chérif li ngeen ko waxee rek peut-être li may wax sama journaliste bi Pape Djibril mooy am na ay problèmes structurels loolu moom kenn du ko weddi mais sur le plan sanitaire le ministère de la santé par rapport ak Covid bi disposition yi ñu jël ci xeex mbas mi depuis le début pandémie bi depuis mars ak léegi résultats yi ñu wan na ne quand même résultats yi ñu am avec l'appui autorités administratives yi mais surtout religieuses comme ni nga ko waxee wane na ne quand même au niveau de Touba dispositif sanitaire bi lu ci bari état bi engagé na wu ci loolu benn la li may wax rek mooy communauté mouride mooy communauté boo xam ne ku ko xam ko ci capacité wu à s'auto-prendre en charge di gérer di xaw ma nan laa koy mën a waxee
mooy comme li xew ni tey rassemblement kenn ñeme ko def sa àdduna bu sëriñ bi xalif général des mourides joxe ndigal am comité d'organisation ñu ne dañuy organiser rassemblement c'est normal que ci biir communauté mouride mu am ay nit ñu jël initiative pour orienter leen jàppale leen sur le plan sanitaire loolu peut-être période bi nga xam ne l'État ne s'était pas encore engagé à accompagner le Magal. Mais vous rassurez que depuis quand même presque un mois, de façon claire, je pense que le président Wanenane, il va accompagner. Voilà, là, lay expliquer. Ministère de la Santé, il y a peut-être 3 semaines, délégation bu jógee présidence, bu jógee au niveau du secrétariat général du gouvernement, au niveau du ministère de la Santé, équipe bu mag ñëw nañ fi ñu wër ay barab yu bari avec la commission santé du comité d'organisation te bu ñuy wax donc équipe boobu ci biir commission santé la ne mais juste préciser rek que district sanitaire ñun on fait partie intégrante du dispositif de la commission santé donc te loolu du lu bees ndax ñëpp xam nañ ne màggal même bu dul Covid dafa am un risque sanitaire et sécuritaire qui est là te loolu dañ ko mës a gérer avec l'appui de la commission santé et du comité d'organisation donc amul dara lu bees sur ce plan donc par rapport ak unité bi muy wax effectivement ay murit lañ ñu ci bëgg jàpp donc bu ñu ñëwee ànd ak pour renforcer on a eu à avoir des réunions te wax fa dëgg yàlla de façon très positive mais rek rassurer leen ne district sanitaire de Touba région ak sous la supervision de la région médicale commission santé bu màggal gi ampleur du district bëggoon doon ko xam ñaata poste de santé ñoo ci nekk ak comme ni ma la waxee district Touba 29 PPS la am na 24 postes de santé am na 6 centres de santé mais ci màggal gi comme ni ma la waxee dañu nar a yokk postes yi ba dinañ am lu mat 137 téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar PMA donc te wax fa dëgg yàlla le personnel est engagé am nañ ay partenaires yoo xam ne ñooy ñëw indi ay kuréel yoo xam ne ay taalibe murit ñu ci bari ñoo xam ne ñooy indi ay médecins indi ay infirmiers indi ay spécialistes fi mu ne nii may waxee yow tey suba rek responsable ressources humaines au niveau de la région médicale nee na ma lépp li ñu soxla woon ci spécialiste am nañ ko ba actuellement am nañ liste d'attente donc pour dire que région médicale avec le district ñu ngi vraiment def jéego yi ci war yëpp pour Covid bi tamit ma leen di wax ne le ministère nous a instruit de prendre ñu def disposition yëpp waaye luñ ci doon waaj a def bu ñu ñëwee fekk nañ comité bi avancé ci noo xam ne dañu sax am bettu bànneex voilà pour dire que wax fa dëgg yàlla saa yi ñu leen woowee rek ñun luñ leen bëgg a orienté fekk na ñoom ñu jiituñu si te di leen wax ne daal on travaille en parfaite harmonie avec la commission santé du comité d'organisation. am na solo ñu koy gërëm moom docteur Maguette Diop moom mi nga xamante ni kon moom moo jiite district sanitaire bu Touba docteur Khadim Sylla ñu ñëwaat nag ci li nga doon wax muy loo xamante ni am na solo maanaam ci jamono rek Serigne Touba mi ñu fiy dajale ñi ngi koy wax sànq di waajal màggal gi. taxawaayam bu mbas daa am. ak tamit ñi nga xamante ni ñoo ko wuutu ci jal bi. dëgg la loolu lu am solo la ndax mbas mi nga xam ne moo aman ci jamonoom ci 1919 bi mu amee comme ni muy amee rek autorités yi dañoo ñëw ànd ak waa Kër Docteur ci fereeram bi ñuy wax Serigne Balla Coro. peste la woon loolu. peste la woon bu garaaw boo xam ne mbooloo li fa dee bari na lool ba jéggi jamono ba jéggi sax dayoo ñuy ñëwee ñu xamal ko ne quoi léegi ñoo bëgg nga àgge sëriñ bi ne ko amuñu benn solution lu may maanaam isoler nit ñi génne leen ñi feebar moom ñu génne leen dëkk bi loo xam ne lu gàtt gàtt dana mat 1 kilomètre bu ñuy wax Lasare. maanaam ber leen fa parce que sinon rek amul beneen pexe buñ ci am comme moom ni nga ko baaxoo woon a defee lépp loo xam ne lu aju ci wàllu adduna la ñooñu nga xam ne ñooy entourage am ñoom la
koy bàyyee ñu dem waxtaan ci luñ ci juboo dellu siwaat ci moom. bi ko sëñ Balla Coro waxee mu ne ko demal ci Maxtaar Bintaloo ngeen seet ñu ngeen war a waxtaanal ci loolu lu ngeen ci juboo ngeen dellu si wax ma ko. bi ñu demee sëriñ Maxtaar Bintaloo jël benn note ci benn kayit bind ci yónnee sëriñ mu amat dem borom xam-xam bu mag la woon pour de ko sëriñ bi kat mbas mii am ñi nga xam ne ñoo yore pàcc mi ci wàllu kër docteur dafay am luñ ci santaane sëriñ bi nag ne nañ ci waxtaan seet luñ jàpp ne rek moom lañ ci war a def ñu def ko ci ñu de la ca laaj sa xalaat sëriñ ma dem jël benn aaya alquran bind ko encadré ko yónnee ko aaya bi sunu borom daf ciy wax ne yéen ñi gëm yàlla na ngeen di toppi ndigali ñi nga xam ne ñoo yore seen wàllu diine waaye ñi saytu seen wàllu adduna itam na ngeen di topp seeni digal ca lañ leen wax ci lu jëm seen wàllu adduna bi mu dellusee jox ko sëriñ Maxtaar Bintaloo jëlaat beneen aaya boo xam ne sunu borom day wax ne na ngeen di jël seeni précaution ak seeni matuwaay ci lépp loo xam ne lu ngeen ragal wala lu ngeen tiit mu agsi ci yéen sëñ Balla bi nga xam ne rek moo jiiti woon yëf yi ne leen man kat kon man it awma lu may teg ci lii ngeen wax lu may firee ko wax junu Sëriñ Tuubaa dénkan ci lu mel nii te mooy Seexal Xadim dafa wax ne wakkir lu ci yàlla ak jël say mbir wéer ko ci yàlla dàqontewut ak jël matuwaay yi nga war a jël waalam bi annal kasba laa yunaafi tawakkulan laa tunkiran bayaan yi xam leen ne faggu ak jël say matuwaay yi nga war a jël ci lépp lu mar doon maanaam dàqontewut ak ne dama wakkirlu ci yàlla mu ne doy na la ci wakkirlu ci yàlla xasbuka min tawakkulin an laa tara mujriya risqika ila rabbul wara ne wakkirlu mooy la nga war a def lépp ci ay matuwaay da nga koy def ba noppi nag la ci des nga bàyyee ko yàlla xam ne sabab lu nga man waaye dogal moom yàllaa ko def waaye bàyyi sabab lu moom nee na ci indiscipline la ci ñàkk teggin sa diggante ak sa borom la léegi bi loolu amee maa ngi ñëw yemul foofu bi loolu amee biñ dellu si wax ko sëriñ bi dafa wax ne daf leen a sant ca loola ne nañ ko wool sëñ Balla Faali Jeng ak sëñ Mat Jigal fekk ñooñu ay kilifa lañ yoo xam ne foofu am nañ fa ay kër waaye dañoo am ay village ci li wër Jurbel sëñ Balla Faali mi ngi nekk ak maanaam 35 kilomètres de Diourbel sëñ Mat Jigal nekk 16 kilomètres bañ leen ko yëgalee bañ demee ba yónnee leen ba yëgal ko ñoom ñëpp dañoo xelu ba kenn ku nekk say donga ci yoon wi la dabe ak ku fas sëñ Balla Faali mi ngi agsi sëñ Mat Jigal mi gën a jege nga xam ne 16 kilomètres la mi ngi agsi gannaaw buñ julee gee fekk sëriñ bi fatu ki ci des te suba sa la ñëw bi ñu xëyee sëñ Sayin Mbàkke woo leen sëñ bi daf leen a yabal jox leen digal ne leen dem leen foofu yi ñu wax defal leen fa maanaam ay tànt ak ay mbaar yoo xam ne ñooñu nga xam ne ñooy jarak yi fa lañ leen war a fa lañ leen di yóbbu te la ca war ci ab toppatoo lépp digal naa leen nga toppatoo loolu muy benn exemple boo xam ne la sere boobu mais mooy ci fii ñu gendarmerie Diourbel bi nekk tey booy génn Dakar foofee lañ ko defal nga xam ne ay kilifa yu mag la sëriñ bi digal ñu def fa ay tànt ak ay jumtukaay boole kook la ca war lépp ci ay matukaay ñu doon ko fa fekk beneen bi exemple bi ci des muy Daarul Muxti bi nga xamee ne mbas mi dafa bari bëkk démb la ma sëñ Cheikh Assou Faye di nettali na sëriñ Abdoul Khoudous ñaareelu xalifa Cheikh Ibrahima Faty moo ko nettali nee na ko waxtu wooye ñu ngi toll ci jàng alquran ba man maa ngi ñu ngi toll ci beqi nee na ko bi mu amee avant médecins yi di ñëw amuñu woon dara luñ ko mën a faje lu may grésil lañ doon jël di ko tuur fi mu nekk pour weñ yi moom bañ a jóge foofu di génn di wàlli keneen nee na bi nga xamee ne nag commandant wu cercle bi ñëw na ànd ak médecin bi wax Cheikh Ibrahima Faty ne ko amuñu benn saafara lu dul nga retiré wu yow génn dëkk bi ñu lakk dëkk bi yépp dara doo ko génne ak bagage yi mu leen téere yii day muy téere Sëriñ Tuubaa yi moom fu moo mën a dem li ci des lépp nag mën naa ko kii ñu may ko mu daal di jël gaal yi téere yi génn dem Sinkori mi fii sëñ Ousmane te sëñ Modou Kara nekk fi tey foofa la dem lenn ci njabootu mu yóbbu leen fu ñuy wax buróor
ñu lakk dëkk ba lépp ba mu àgg mu toog fa ñaar fukki fan ba ñëw désinfecté te xool itam ne ñi nga xam ne confiné woon nañ foofa yëpp xool nañ leen gis ne amuñu benn jàngoro ñu doog a dellu siwaat loolu kon wane ne matuwaay yooyu nga xam ne tey moom la Sëriñ Mountakha jël tey loolu mi ngi ko royee ci maamam Xaadimu Rasuul ak ñi ko jiitu woon parce que yaakaar naa ne tey bu ñuy wax nañu am distance ci ay mètre lasare moom maanaa da ngay génn lu war a mat 1 kilomètre sa njaboot boo xam ne ci yow la bokk moo xam mën naa nekk soxna mën naa nekk doom mën naa nekk ku la gën a jege ñu ne la fokk nga isolé ko génne ko lu war a mat 1 kilomètre mu nekk foofa waaye loolu lépp dafa bokk ci matuwaay yi nga xam ne ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam moom la jàngale woon ca addis ba ne fu mbas nekk maanaam bu fa kenn jógee di ko yóbbu foo mën a wàlle déplacement yi fa mu nekkutal muy déplacement yi waaye bu fa kenn jógee di ñëw muy kon jël ay matuwaay dafa nekk loo xam ne sunna la njàngalem alquran la njàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam njàngalem Serigne Touba la ci ay mbindam waaye njàngalem Serigne Touba la ci ay jëfam kon bu boobaa ñu xam ne kon lii Cheikh Mouhamadoul Mountakha def ci masque yi muy takk raxasu gi distance yi mi ngi ko jëlee ci njàngalem alquran ak sunna ak jëf joo xam ne Serigne Touba moo ko def ci njaareem ñëpp gis ko naka noonu maam Cheikh Ibrahima Fati def ko ci Daaru Muti ñëpp gis ko yoon wi doon ko doxal kon nañu xam ne jël ay matuwaay ci lu mel ni lii dafa bokk ci alquran bokk ci sunna dëgg la ñu roy ci nag kilifa yi xam ne lu Serigne Touba def lu ko daal wax dëgg yàlla te loola Serigne Touba wane ne dàqontewul nag ak pas-pas ak jox jébbal yàlla sa bopp waaw léegi-léegi nag ñu bari dañuy wax ne yàlla daal lu déedéet la yonent bi waxan yàlla bay sa tool déet yàlla la yonent bi waxan benn waaye ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi gëleemam dem nuyu ko mu ne ko da ngaa fàtte yeew si gëleem gi mu ne ko am na ko dénk naa ko dama ko dénk yàlla dama da ko demal yeew ko ba mu dëgër nga doog ko dénk yàlla kon mag ñi loolu la ñu jàngale kon nañu bàyyi caaxaan yi matuwaay yi nga xam ne moom la ñu war a jël nañ ko jël alxuraan l'islam dafa jël nit ki teg ko fii ci kaw suuf maanaam sunu borom dafa jël nit ki teg ko muy koo xam ne moo ko représenté ci kaw suuf dénk ko ñi nekk ci kaw suuf ak li nekk ci kaw suuf lépp wax ne lépp loo xam ne lu aju seen mbiri àdduna na ngeen ci diisoo ak ñi nga xam ne ñoom laa dénk loolu lu aju seen wàllu diine ngeen diisoo ci ak ñi nga xam ne ñoom laa dénk loolu ñoom ñaar ñooñu nag kenn ku ne complémentarité day am ci seen biir kon nag lu ñu leen wax da ngeen ko def kon nag wax dëgg yàlla loolu moom la sëñ ma dem jàngale moom la sëñ Maxtaar Binta jàngale waaye moom la sëñ Maxtaar sëñ Balla Coro jàngale bañ demee Serigne Touba validé ko jox ndigal kilifa yee ñu jël matuwaay yooyu am na solo léegi bu ñëwee ci Fallou Ndiaye Fallou ba léegi ñi ngi wax ci mbas mi ak naka lañ def ba mucc si wante dañu tell ci jamono joo xamante ne également jamonoy nawet la gis na ni quartier yi taana bu ngeen doon def point bi ci quartier yi nga xamante ne jamono ji ndox maa ngi foofu ba léegi est-ce que jàpp ngeen ni aussi même bu fekkente ni mbiram assainissement du seen cër yéen a ngi ci jàppale kilifa yi ngir tàqali ko quartier yi balaa ñoo yegg ci bis ba. waaw loolu ñu ngi ci parce que depuis ba nga xamee ni nawet bi tàmbali na ba léegi dajeeg feebar bi matuwaay yu mel noonu yëpp dañ ko jël ànd ko ak sunu mbokk yi Touba ca kanam fas yéene mbedd yëpp ñu libéré ko ak kër yi nga xam ne. borom kër am na ñoo xam ne génn nañ seen i kër. ngir ndox. yan quartier la mbënd mi gën a sonal fii. c'est bon ma ni mënoo ne benn quartier bii rek bàyyi bii soo demee Ndaamaatu ña ngay sonn soo demee Saam ña ngay sonn Saam nag moo gën a tee garaaw soo fa jógee tamit soo demee côté Soura ci biir lu ngay sonn. ba ci Daaru Minam gii sax nga xam ne fi de sëñ bi dëkk ñu ngi am problème. parce que loolu dafay problème mu Touba. parce que ni ñu dëkke la ak ni nga xamee ne nii la ñuy. mbedd yi mel mbedd yi dafa yaatu tuwaar fa kàlla mais dafa am ay xur ay point bas yu ne ci biir mbedd yi yoo xam ne toujours ñu ngi fees loolu nag bu yàggul rek maa ngi ci wax ak gouverneur ne ko dafa am loo xam ne nii il faut que ñu waxtaan ci yéen ñi nga xam ne autorités yi waxtaan ci ak sëriñ bi nu waxtaan ci ak sëriñ bi nun mooy terrain yi ba lañ koy maye parce que Touba comme dañuy tagg rek ay tool ne woon nga ñëw dagg fa ndox du tuxu fekkee viabiliser wuñ terrain bi defar ko ba nga xam ne jaar na yoon ñu door koo maye door koo dëkk waaye ñëw rek tagg rek nag dëkk
kon Touba boo damay wax ne du maire bi mooy maye terrain. maire bi yorut terrain da maire yëpp Touba xam nga comme tout est spécial rawatina maire bi maire spécial lañ ko mën a tuddee. wàllu suuf moom ñëpp xam nañ ne maire ko yor domaine am la waaye nag fii moom suuf si sëriñ bi daf ko yoral boppam. maire bi daanaka amu ca dogal boo xam ne war na ko ci mën a dogal waaye nag du teey ñi nga xam ne ñooy seeti village